jano bi jotaay politique. voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak koo xam ne kii kilifa la goo xam ne gii ci wàllu transport de su ko ci jàngal dara yàlla dogal itam mu jiite AFTU nga xam ne dinaa ko laaj léegi sax AFTU mooy lan ndax tamit ñu bare bari dañuy dégg rek kaari AFTU yi ndax dem beeg dikk bi ci biir Sénégal gi transport kenn ku nekk xam na ne am na ay jafe-jafe yoo xam ne rawatina ak li nga xam ne moom la ñu duppee transport urbain. tey tamit mu nekk mbir moo xam ne mii politique bi ñu ci war a taxawal ngir xettali askan wi xettali tamit même privé wala ba mu ci mën a doon loolu état bi daf ci am rôle waaye ñu ko yoree itam am nañ ci rôle ndax lépp askanu Sénégal ñoo ci am seen njariñ mu di Mbaye Amar bu AFTU Mbaye ñu ngi lay nuyu. Maodo maa ngi lay fay. di la sant di la gërëm di nuyu auditeurs yi. di nuyu ñi def transport yëpp. di nuyu kilifa yi diine yi rawatina sama sëriñ Cheikh Mbacké Bambali doomu Sëriñ Mbacké Madina. ak sama xarit sëñ Moustapha Sy mooy sama wëllëre sama xarit ak di nuyu waa rajo bi di nuyu directeur bi di la nuyu di la sant di la gërëm ndax maa ngi lay suivre ci waxtaan wi ngay def waxtaanu Sénégal la parce que dafa am waxtaan wu génn Sénégal mais ak waxtaan woo xay Sénégal la yow sa waxtaan Sénégal la jërëjëf alors mais AFTU mooy lan AFTU mooy lan association boo ko bëggoon a wax ci wolof expliqué ko nit ñi association de financement transport urbain mooy AFTU mooy AFTU ci boppam. waaw ñu créé ko. mi ngi démarré décembre 2015. la démarré avec 505 bus. 2015 yàggul. 2005. 2005 pardon 2005. lañ ko créé avec 505 bus. ah booba sama baay sama xarit président Abdoulaye Guèye moo ko jiite woon. di dëkk ci dëkk bi di lébu di mbokkum ñëpp. téye ko teetenu ba yàlla def li ko soob ma toog place am. loolu mooy AFTU. d'accord mais yéen da ngeen a am ay problème lan mooy dëgg jafe-jafe yi nga xamee ne ci wàllu transport yéen a ngi jànkonteel ak moom pour ñu mën a dugg ci waxtaan jafe-jafe yi bari na buñ ko dee lim yaakaar naa ci la émission bi yem. déet waay. maa la ko ndax transport moo yaayoo jafe-jafe ak coow jafe-jafe du fi jóg ndax ni réew mi tëddee ak ni ñu jàppee transport ak ni ko nit ñi jàppee buñ toogul defaraat ko transport moom coow li bari na te jafe-jafe it bari na. mais da ci am loo xamante dañ koy sëf état te fekk nun la am état sëf nu loo xaay ñoom la il faut mu ñu leeral kenn ku ci li nga def. yow yan problème nga xam ne mën nga koo tudd nii ne lii suñu problème la. AFTU problème am mooy bus yi nga xam ne ñu ngi koy changé te chaque jour day mel ne changé wuñ dara. lu ko waral. li ko waral loo changé boo changé fukk fanweer duggaat yoo xam ne amuñu yenn kayit na ci dëkk bi. yooyu mooy yan. car rapide yeeg ak Ndiaga Ndiaye yi. car rapide yeeg Ndiaga Ndiaye yi. waaw yi ci daw fi ñu toll bu dee 80% 50 yi daw yëpp amuñuy kayit te ñu ngi daw ci dëkk bi. 50 Ndiaga Ndiaye wala ay car rapide yu amul kayit xanaa état bi newu fi. état mi ngi ci. waaw déet mais xanaa contrôle amul. ah contrôle da am na ndax am na policiers yu ne ci mbedd mi mais ndax ñi ngi contrôler ni mu waree am dawalu njërmande. mais daal boo xoolee changé woon nañu tey noo ngi ci 1600 véhicules yu daw. yoo xam ne changé nañ ko te changement bi da ngay indi super wala Ndiaga Ndiaye ñu détruire ko doog laa jox oto bu bees mais boo ñu coow li bari nañu naan ñi ngi changé carte bi tey la gën a bari boo changé 1600 day normalement Dakar war naa feeñ ci ne 1600 génn na mais fi ñu toll tataay d'accord mi ngi fës nañ ni léegi ñi ngi def li ñu war a def ndax li ñu transporté bari na mais liy dugg ci li nga xam ne dëkkuñu dëkk bi bari na. ah bon. oui. te mun leen ci dara. mun ñu dara ndax dañoo waxoon ne bépp Ndiaga Ndiaye bu mu licence urbain doo passé Beaux Maraîchers doo passé Cosmos Pikine. c'est-à-dire que bu dee Ndiaga Ndiaye bi amul licence. wërta passé wërta romb Pikine tey demal Patte d'Oie demal Petersen demal Colobane demal fa la neex ma nga fa mais dañoo waxoon ne bi jafe-jafe amee ñu ne nañu muñal deekaay yi ñuy daw ba keroo nit ñi AFTU di am effectif bu mën a yóbbu passagers yi mais ñu ne leen d'accord. mais nag da cee am lu ci rax ndax DL mi ngi fi TS KL Ziguinchor oto yëpp a ngi fi daw muy clando muy minicar yëpp ñu ngi jaw ci dëkk bi mais bu ñu bàyyoon nag DK yi nga xamante ne amuñu sax licence ñu ànd ak ñoom en attendant ba suñ parc jeex du am problème mais li fiy daw fi ñu toll te dëkkul ci nekkul DK daanaka mat na 30%. alors AFTU dañ leen dégg ci transport bi. wax nga ko léegi te yéen defe naa ne da ngeen di
en terme d'emploi lan ngeen di jël da ngeen di fay ay nit wala état bi yéen daal yéen a lijjanti lépp. déet état daf noo booleeg statut. dafa leen boole ak statut. statut waaw statut muy seen interlocuteur ci état. moo dox seen diggante. moo dox suñu diggante ñetti directeur jaar na fi ba beneen xale ñëw bu baax muy Thierno Birahima Aw directeur statut ma di ko nuyu ak njabootam yëpp ñoom lañ ñu booleel ñu ne ci ñu ni gunge ci liggéey bi alhamdulilah ndax mun na ne gisuñu suñu bopp mais réew mi sax gis na ci boppam te loolu état la te boo ñu demee bi ci kanam boo laajee lu ci état def naa la ko wax ak lim manqué le. léegi état yéen a jël seen emploi. waaw ñun ñoo jël suñu emploi parce que boo xoolee AFTU mi ngi 7000 emplois. 7000. 7000 emplois boo ci boolee régions yi. 7000 Sénégalais. 7000 Sénégalais ñu ngi ciy liggéey. yu daan seen doole yu daan seen liggéey. juróom-ñaari junni. te mën naa ne jigéen ñi mat nañ ci junni. waaw. après yéen a leen di fay. noo leen di fay salaire. am na coow nag ndax contrat yeeg wax ji bari na ci mais bu ñu xoolee am minimum 25% defal nañ leen contrat. 25%. waaw am nañ contrat. mu des. mais amul syndicat. kay am nañ syndicat yi sax léeg-léeg ñu song nu sonal lool mais ay Sénégal moom sa morom day wax nga tontu ko rek bu ko dee ñu àndaat parce que ñëpp ay bokk lañ. ok mais entre la relation entre l'État et AFTU est-ce que foofu parce que yéen li ngeen di def nii bu fekkee askan wee tax ngeen koy def ba noppee tam ngeen nekk bu même bu dee privé ngeen lu tolloog juróom-ñaari junniy doomu aadama di fa daan seen doole 25% yi yéen seen bopp yéen a wax ne maanaam kii ngeen leen am nañ contrat état bi amul apport ba mu ciy def. kay parce que oto yi daw nii fi ñu toll boo ko doon jënd. dana la coûter 35 millions wala 38 millions. oto bu ne. fi ñu toll ñoo ngi koy jëndee ci prix 24 millions 524 millions kon mën naa ne état def na ci 40% pour mu mën a yomb pour population mën a déplacé wu kon état loxo am. ci biir mais pourtant malgré tout ba léegi problème bi askan bi ñoom problème transport ba léegi boo wàccee léegi ci ngoon gis gars yi taxaw ci arrêt car yeeg bi donc da nga naan Dakar xanaa oto dawul. waaw li ko waral mooy aller retour la dañuy xëy ñëw Dakar delluwaat amul beneen axe jëmuñu fa neen dañuy départ la commencé Diamniadio Tëngéej ba Kër Massar dañuy ñëw aller ñibbiwaat 19h loolu moo woon problème bi mais vraiment état mi ngi ci def li mu war a def transporteurs yi ñu ngi ciy def li ñu war a def malgré que nag état des na ndax noo ngi ko ànd ak Dakar dem dikk waaye Sénégal dañuy dem wàgg dem suba defaat wàgg retourné. Dakar dem dikk du ngeen ay concurrent. non du ñu ay concurrence malgré que ñoo ngi ànd. parce que Dakar dem dikk ci Dakar gi nga ne ci la ne di rañ aw nit ngay rañoo nit. waaw kon kay sa wujj la même bu dee feeñul itam sa wujj la. non wujj wi sax wujj bu ngeen bokkee kër te di ay bokk maanaam wujj moom kenn bëggu ko. waaye mënuloo ko dara ndax ñoom mooy 15e GIE AFTU 14 GIE la composé Dakar dem dikk mooy 15e bi. ñuy bokk liggéey bi ñun ñëpp xañ nañ ci xanaa ni ñu koy defaree ni ñu koy def lan war a soppiwaat waaye xañ nañ ci. ni ñu koy defee. maanaam fi ñu toll fu ma nekk ma nga fa samp tableau. bon da lay topp. dafa may topp mais yàqaluma dara ndax maa gën a gaaw. maanaam yow foo samp sa tableau arrêt. Dakar dem dikk dañoo taxaw fa. mais am ngeen droit ne wala amu leen ci benn droit mu leen ci dara. non jërul coow ndax li ma yàqal bariwut ndax am na roq yu ma mën a dugg te mun caa dugg maa ko gën a gaaw oto maa ko parc. moom Dakar dem dikk. waaw en tant que privé nga bëgg a dépasser état bi. non waaw parce que bu ma xoolee chiffres yi may defu ko parce que maa ngi def 270 millions par an moom àggul sax 100 millions. Dakar dem dikk amul 100 millions par an. 100 millions mu defu ko man te bu ko neexee moom def fii fa sax man maa ngi def 270 millions passagers par an te moom ak jotuma. lan mooy seen digganteeg ministère de bi affaire transport bi. non moom tam chaque jour vraiment ki fi jóge nii nit ku dal la woon ku baax ku doon déglu transporteurs yi. yóbbu nañ ko finance léegi. xale bi ñëw mi ngi doog a ñëw gisee gunu sax mais moom tam xamoon nañ ko. xale bu tey la peut-être bu ubbee buntam mën naa am nu jàppale ko di waxtaan parce que ñun ñëpp na bokk réew mi. mais daal ki fi jóge moom nit ku baax la woon koo xam ne daan na déglu transporteurs yi te dal na daal mooy Abdoulaye Daouda Diallo. mais yum mi ko remplacé it nekkoon na ci gouvernement bi ndax jege woon na ku mag ki ñaareel ba ku yaru la ko tey nit nag mënoo koo tagg tant que jëf leen teegu leen. parce que bu ma gisee seen mbir yi bi may xool ci seen ay wàllu at mu nekk ndax gëstu yi ma doon def ci seen transport bi yéen waa AFTU 270 millions. voyageurs yoo xam ni ay passagers yoo xam ni at mu nekk da ngeen ko yóbbu ci biir Sénégal. waaw
sëñ bi loolu màggal yi wala yéen màggal yi yooyu bokk leen ci war c'est compliqué. non màggal yi sax oto yi war ñoo dem. lu tax. dañoo war a ñoom urbain lañ wax. oui mais màggal ak gàmmu spécial ndax boo xoolee 80% bi dañuy génn. dañuy génn waaw Dakar. Dakar moo tax màggal oto yi dañ leen bàyyi ñu dem gàmmu dañ leen bàyyi ñu dem mais bu dee régions yi da ngay demander autorisation pour dem. waaw mais bu dee Dakar moom màggal gi 3 jours yi ba 6 jours yi dañ leen di bàyyi ñu dem benn effectif moo fi des pour mën a yóbbu li fi ne mais dañ leen di libérer pour ñu dem. entre yéen ak état bi Sénégal yëpp nee nañ accident yi dañoo bari état bi jël na ci ay mesures yoo xam ni xëy na da nga ci war a xam dara ndax yéen comme da ngeen di employé ay chauffeur permis biométrique yi nga xam ne dañ koy def ak nga xam ni léegi moom accident boo ko defee sax daanaka sax chauffeur si da nga leen di dégg ñuy kaas naan gouvernement bi ñoom jort nañ ne accident bu amee rek noonu la te nee na transport dafa laaj policier ngi ci yoon wi tali bu baax a ngi ci yoon wi leneen ak leneen ak leneen a ngi ci alors accident yu bari yooyu nit ñi di ci loru te yéen tamit kaaraange bakkanu nit ñi tam c'est vrai que état bi am na ci rôle mais yéen am ngeen ci rôle aussi. am nañ ci rôle mais rôle bi ñu ci am dañ koy partager bu ñu ko bëggee chauffeur bi ak transporteur bi rek day xaw a woyof mbooy boo ñu partager ko 50%. jërëjëf waay. waaw. kon yow accident yéen amu leen ci benn responsable. ah kay noo cëppale dëggal ma la dama ne bu ñu ko yenee transporteur bi rek day woyof bu ñu ko yenee chauffeur bi rek day woyof chauffeur bi ci la transporteur bi ci la état ci la ndax boo xoolee aftu 27 accidents mortels la am depuis 17 ans. 27 rek 27 morts. 27 morts wala accident. 27 morts. 27 morts depuis 10 ans. depuis 17 ans. 17 ans. waaw depuis 2005 ba léegi. depuis 2005 ba léegi te maanaam mënut a ñàkk ci transport kon boo defee kii bi bu fekkee ne changé nañ parc bi comme ni ñu changé afti accident yi dana wàññeeku wala ñu def comme Ila Touba di bañ a daje. autoroute. axe bi gën a danger mooy axe Mali bi Kaolack Dakar Tamba Dakar mais bu doon 2 voies Sénégal yi mën nañoo dawal chauffeur si vraiment mën nañu dawal te nit du yor oto di jóg rek pour def accident dogal yàlla am na mais dogal yàlla it na ci fekk tànk mooy loolu état moo ko war a def tali état moo koy def mais bu fekkente ne defoon nañ. tali yu baax état moo koy def. état moo koy def. def ay làmp mu leer autoroute bi yaa ngi ciy dégg loo xam boo génnee Pikine duutoo gis dara ba aéroport Blaise Diagne da ngay gis am na ku fi mbëkk nag benn woykat la defe naa ne daa gisul nag bi amul lumière kon loolu état la. waaw loolu ci autoroute bi la woon. waaw autoroute bi la woon. waaw musicien. voilà musicien loolu état la. waaw donc kon problème éclairage public nekk na ay problème. nekk na problème. mais est-ce que seen oto yi baax na yéen ñii parce que taataa yi seen afti seen oto yi tamit léeg-léeg digg naa da ngay samp bi bari na de. waaw am na fi ñu toll yoo xamante ni changé ko jot na parce que banque mondiale daa waxoon ne 10 ans mais may nañu ba fi ñu toll am na coo xam ne def nañ 15 ans. 15 ans de plus 5 ans oto yi yokkuwaat nañ. non yokkuwaat nañ ko ci màggataay mais nag aussi jàmbaar lañ ndax ñu ngi koy defaraat boo nee 30% yi ñoo xaw a ñaaw mais 70 yëpp baax na tubarkal. te it am nañu benn bon de commande de 800 bus yoo xam ne 2019 ba 2020 dana changé parc bi yeneen yu màggat yi dama koy récupérer jox la bu bees pour parc bi changé waat nit ñi xamaat ne beneen image afti ñëwaat na parce que nit ñi il faut ñu jox leen oto yu bees aussi mais da ngay gis benn oto boo xam ne d'accord day dem ba autoroute mu paan nit ñi taxaw fa boo ko defoon ci taw du day metti moo tax ñi ngi xalaat képp koo xam ne sa oto dem na ba néew doole te mënatoo ko defar rek te bokkoon ci afti da ngay ñëw ci GIE ba nga bokk ñëw dugal ko ñu jox la benn oto bees. noonu ngeen di procédé. waaw mais 7 places yi nga xam ne dañu yóbbu nit ñi intérieur bi dugg ci dëkk yeeg yooyu d'après recherche yi li ci gën a néew mooy 7 places yi ba leen xamee léegi toll na ci ñeent fukki at yàlla. te Sénégal gisaguñu ni état bi wala yéen wala kenn mu ne nañu changé car rapide yi wala 7 places yi parce que 7 places yi ay weñu kese la ay ferraille la rek. nga te nga baal ma. waaw mais ñi ngi ci xañ na financement moo yombut mais état bi am na financement 550 bus yu jóge Inde defe naa am na yàgg si am na ñu ci géej gi. yu jóge fan Inde. waaw bus yi 60 places 27 places te ñu ngi recherché aussi ay minicar 12 places 14 places yoo xam ne day ànd ak clim parce que mun naa boo defee 14 places wala 12 places ànd ak clim la day mel ne li fi nekkoon far suñu dem ci clim ba mën a effacer war gaynde yi parce que war gaynde Sénégalais yi dañu bëgg lu baax fi ñu toll boo leen joxul lu baax ñu gis lu baax même bu dee risque dañ cee dugg mais il faut nu tam nu fekk si leen ci li nga xam ne moom la Sénégal yi bëgg Sénégal passe du ko dàq lix dàq ko dafa bëgg lu baax mais nag dem 7 places boo xam ne am nga 40 ans nga dugg ci
jëm Kaolack aussi boo gisee benn particulier bu la laaj 10 000 francs wala 5 000 te gën koo confort ci ngay dugg te it crise bi tax na aussi nit ki muudi àll bi neexatut nga am sa oto bàyyi kook sa rakk sa kër am jafe-jafe mu ne naa ci kii ñam nañ ko ba ñëpp a ngi koy def léegi mais il faut ñu réglementer ko nag loolu nag il faut état jóg ci réglementer transport bi ndax d'abord wërta daw assurance bi yor baaxul chauffeur bi amul permis transport cela veut dire que donc permis biométrique d'accord nga ci d'accord naa ci pourtant chauffeur si bëri d'accorduñ ci waaw daanaka ñi ci d'accord ëpp ndax du chauffeur rek am permis yow mi am nga permis ñi am permis ñi ci d'accord ñëpp ñi ci d'accord ndax chauffeur si peut-être am na intérêt personnel boo xam yaa ngi koy défendre ne man syndicat la mais ñi nga xamante ne Sénégal yi am permis te waxuñu ñu ëpp chauffeur si te d'accord nañ ci. te d'accord nañ ci ñu change permis waaw mocc chauffeur si ak transporteur d'accord nañ ci kon ñiy wax boo ko defoon motul sax 5%. oui. te seen léegi parce que man damaa bëggoon a xam apportu état daf leen wax naan dans combien d'années laay defaraat parc automobile bi parce que état bi tam boo seetloo jamono yële ñu génnoon waxoon nañu dañuy renouveler oto yi 5 ans jamono Abdoulaye Wade xaw ma nag yéen bokk ngeen ci déet léegi yokkaat nañ ci ay at ba 7 ans xaw ma 8 ans xaw ma Macky Sall def naa am na lu mu ciy dolli ñaari at xaw ma. waaw dolli nañ non ñetti at. 8 ans waaw 8 ans la léegi kon kay sëñ bi oto yi dañuy gën a màggat rek. waaw day gën a màggat waaye nag moom mi ngi di góorgóorlu ndax nit bu la defee lu baax it da nga koy wax bu defee leneen nit comme ni ma waxoon léegi politique bi jeex na moom nee na 5 ans yi dafa bëgg accélérer liggéey bi dafa bëgg defar xar kanamu Sénégal. fast track bi waaw fast track. léegi nag kon képp ku bëgg léegi da nga ànd ak moom kon jot na nu wax ak moom ndax boo waxoon ci bi muy campagne bi da nga ko contre boo waxee ànd ak moom opposition bi ne moom nga àndal te opérateur lañu moo tax nu defoon silence mais wax fi ñu toll nag day jot na wax ak moom ne ko fii leen jëm fii leen bëgg a ànd yu jàppale la mu raxas dëkk bi defar dëkk bi nit ñi mën a liggéey ba mën a fay bor yi ndax banque locale 100% sénégalais ñoo ñu jox seeni milliards. kon appel bi président Macky Sall wax ne léegi dafay désencombré maanaam dindi ruq-ruqaan yi ay Pikine oto yi mënatunoo jàll trottoir bépp nit ñi dëkk nañ ko ñu ngi ciy teg di jaay te oto bi bu la laalee mar day taal alors loolu yéen war ngeen ci réunion di ci sensibiliser di ci communiquer. ñoo ngi ci communiquer surtout chaque jour ñu réunion ak moom dafa laaj ay moyens nag directeur SOTUD mi ngi ciy dox ak directeur transport terrestre pour ñu nu ñu mën a jàppalee nit ñi préfet yi ak gouverneurs yi lu ñu mën a jàpp ba dimbalin parce que nit it bu la dee defal dara da nga ci dugal sa loxo. normalement ñun tam transporteurs yi opérateurs yëpp. war nañoo mën a dajale génne dara boog donte carburant wala lu ñu mën a jàppalee état. ba état def sinon bu ko dindee day ñëwaat rek il faut nu toog waxtaan liñ ci war nu def ko ñoom liñ ci war ñu def ko te sécuriser ko ndax ñaar dañuy dindiwaat fii une semaine mu mel ne meloon wala ñu takk morceau xong ne dañuy daan suñ doole wala duñ sàcc wala nangam te état la loolu yi dañ ko mën a waxtaanee. lan moo tax ngay nangu ci biir affaire yi ñuy samp nit ñi. taxawaay bi. waaw yow say toog waaye doyul te pourtant ku dugg da ngay fay kon kay wax dëgg yàlla waroo samp nag yow itam te samp it xam nga ne gars yi dañ koy. non yoruma bus. mini bus laa yor bus. boo dee dem génn interurbain bi kenn warut taxaw mais minibus laa yor 27 assis 15 debout moo ne ci carte grise bi 27 assis 15 debout mais Sénégal nag bu bëggee ñibbi réew yëpp a yam heure de pointe mënu ko régler mais man am naa lopp ñiy dugg li ñu ma réglementé mooy 27 assis 15 debout. maanaam ñaar fukki nit ñoo war a toog. fukki nit ak juróom taxaw waaw ba 40. mën nañu négocier ba 40 mais contrôle bi amul. non lu am problème parce que li am solo mooy boo ko limité dañoo xamul ne charge oto bi du oto bi daw rek oto bi yaa ngi koy fayal traite 583 000 par mois bokkul ak personne de bord bi kooku boo nee dama yóbbu 27 personnes ba Guédiawaye nooy fayee traite bi banque bi dana am problème état am problème moo tax lépp nañ dawal yërmande rek police ak gendarmerie ak population bi xam ne li oto bi yanu moo diis yaa ngi fay 583 000. yaa ngi fay chauffeur bi 100 000 francs di ko jox 2 000 francs réseau yaa ngi koy fay 75 000 ba 80 000 par mois di leen jox ration kooku bokkul ak pneu yi ngay jënd ak kii yi kon li mu yanu noonu moo bu leen si charge bi nañu comprendre ne defuñu ko pour nit ñi bëgg nañoo dem d'abord oto yi manqué nañu mais charge yi moo diis. mais yéen seen li ngeen bëgg a couvrir Sénégal gépp ndax 14 régions ñoo nekk ci biir Sénégal. alors li Sénégal yëpp constaté mooy gis nañu ne afti góorgóorlu nañ
ba nekk ci fukk diwaan yi ak ñaar mais ngeen bàyyi ñaari diwaan xanaa ñaari régions yi ñoom bokkuñ Sénégal yéen nekku leen Kédougou bankal sa baaraam nekku leen Matam léegi fukki régions yi ak ñaar ngeen def département yi fu ci dul Tivaouane ak Mbour seen yoon newu ci loolu nag moom nag sëñ bi looloo tam. non loolu étude la laaj ndax matériel bi xam nga Tivaouane boo nee maa ngi fa yóbbu bus 19 millions ak intérêt yi muy fay 500 et quelques mille Tivaouane kilométrage bi guddut def nañ ko fa ngir jàppale ndax sunu wasila la moo fa nekk pour jàppale ña fa dëkk sagal dëkk ba. mais am na tuuti jafe-jafe. waaw am na jafe-jafe ndax sëñ Abdou yàlla na yàlla yokk leeram. moom waaw al amin bi may demee toog ak moom daneem Moustapha na nga ànd ak mbay waaye doo transporteur ab sëriñ nga toppal ci mbay ne ma mbir mi nu muy demee ma ne ko na kër gi am juróomi oto muy sagub Tivaouane fukki yi nga jox ko transporteur noonu la ko doxale mu ne ma li nga wax de rafet na noonu laa koy doxale woo ku ñuy wax ma naar jox ko oto yi ne Moustapha nag dee ko contrôler loolu moom waaye xam nga Tivaouane jafe na ci oto buy génne 508 000 francs par mois. waaye teewul yéen a nga fa. teewul noo nga fa ak jafe-jafe di ko muñ di lancer ay état appel suñu ñu woon nu xoolaat Tivaouane. Ndar. am na 118 oto yu fa nekk. ci Saint-Louis. Thiès li ko manqué 100 bëriwul. Tamba ma nga fa. Kaolack 54. Ziguinchor 48 ba ma juumut liste bi dama ko fàtte. Mbour 40 et quelques véhicules. Fatick 7. mais yéen a ngi département. Diourbel waaw ñu ngi Mbour am nañ lu mat 41 véhicules. te fas nañ la dolli incha allah bu fekkente ne. mais lan moo waral dékku leen Kédougou ak Matam pourquoi. dafa sori wala. non soriwul programme bi moo xat mais kon avant. élection yi jeex ñoom danañ am ndax bu ñu demee ensemble ku ne ngay kaas te demewul noonu financement bi xaalis la te banque sénégalais yi ñoo na koy jox ndax banque mondiale ba mu bàyyi suñu bopp état jox na xaalis bi muy fonds revenu état dane léegi jàngal naa leen nu ñuy nappee kon dem leen nappi ñun ñooy dem ànd ak benn cabinet gari ko bu ñu Mamour Fall jiite ko ñu ànd ak Impact 6 dem lever ay fonds état it avec dédi ak des chefs ñoo nu gunge jox nu mën a garanter xaalis ba mën a am financement parce que BRM jëkk nañoo financé 13 milliards. nu fay nañ ko nu ngi koy fay. yii ñëw nii BRM moo ko financé capital régional yi BRM ak BDK ñoo ko seq kon il faut ñu jàpp ñoom ñëpp ba suñu banques yi am ndam ñun ñi jox oto yi ñu am ndam ba nga xamante ne boo lëggee bu ñu leen lebee luy sens Sénégal gépp dañ ci sawar. mais kon Kédougou ak Matam seen programme. non en kay programme nañ leen mais dañuy xool tibu oto bi. ak foofa ndax dana fa mën a. dana fa mën a demam déet ndax fi ñu toll testé nañu dem nañu Sédhiou am nañ problème ak tibu oto boobu Kaffrine yóbbu nañ fa oto am nañ problème mais kon wala noo demati nag ci ville yooyu nañ dem xool oto bi nga xam ne adapté na. ngeen ma installé wu fenn après ngeen am fa problème. waaw ndax Kaffrine boo fa yóbbu oto buy fay 508 000 francs par mois bu nawetee dañuy bay tàngoor yi du ñu génn Sédhiou matul 2 kilomètres. nga yóbbu fa oto buy fay 508 000 francs Kolda alhamdulilah baax na ñoom ban fa yóbbu oto amuñu benn problème malgré que dañoo wax ne sax ñoom nañ leen dolli Ndar 100%, Ziguinchor 100%, Thiès 100%, Mbour y a pas de problème kon nag dëkk yi am problème ñu ngi koy xool ànd ak état di dox ndànk parce que oto yi dem nañ fa te nit ñi soxla nañ ko. te ñëpp ci bokk. mais lan moo tax car rapide yi déranger leen. car rapide non dañ ñu déranger ndax oto boo xamante ne nii fayul benn traite. te mais sëñ Mbaye li nga wax ni Mbaye Amar xam nga lu tax li nga wax ni mu xaw a doy waar. ni nga ko xamee nii boo waxee ne oto boo xam ne fayul benn papier amul i papier waaye léegi ana ministère bi yore transport nan leen fourrière yóbbu leen ci mbala gi denc oto yi. wala ngay yàq transport urbain bi kay comme yow nee nga car rapide yi sans compter kalandoo yi ngay kalandoo ci suuf ay kalandoo ngi dem ay piqué nag fu ne di fay ay fukki dërëm ak juróom ak yu demee noonu alors te nee nga léegi Ndiaga Ndiaye itam daanaka du ma dégg sax duñu ay oto yu baax ndax ne ko réglementé wul waaye léegi mais loolu bind leen état bi wax ne waaye état bi yëg na ko de am déet. bind nañu yooxoon nañu mais xam nga li nga xamante ne syndicat da koy def ñun amuñu droit bi di grève di menacer ndax état la ñun afti état membre de droit la ci. amuñu droit grève. non am nañ droit gi wax lu naqari
bu ñu demee nag bu kiw ñu taxaw ndax doomu aadama rek la mais nag bala nu koo def dana waxtaan ak ñoom ndax ñoo benn lañu ak ñun ñoo parce que état conseil d'administration AFTU état ci la bokk. comité crédit bii leb la xaalis bi ministre des finances mooy président bi. comité réforme ministre du transport mooy président bi. CETUD mooy secrétariat bi. cabinet bi moom mooy sa recouvrement bi ñun am nañ fa comité crédit am nañ fa benn membre AFTU. fi ñuy yàq cash oto yi am nañ fa 2 membres bu dee fi ñu koy daggee nag ministre de l'environnement mooy président bi DMTA AFTU am na fa 2 membres mais kon ñun état lañu lépp lu ñuy def état lebal nu xaalis war nu yoon kon bala nooy geraw dañuy dem waxtaan ak état ne ko mënatunoo dem jëlal sa matériel a ngoog wala mënatunoo dem mais taxaw di tënk réew mi di ko santas wala coow li wala affaire syndicat ñun vraiment ay opérateur lañu te opérateur mook président ñoo boo yem ci réew mi rek lu defar lañ bëgg. d'accord mais yow nangu nga ne car rapide yi ak Ndiaga Ndiaye ñu ngi leen di séene. yow d'accord nga ci. d'accord naa ci séene nañ ñu mais boo xoolee it am na ci loo xam ne nun la ndax AFTU da ngay gis ko amul tata amul Ndiaga Ndiaye. ci biir AFTU. waaw kon maanaam booy xeex dara bu di ko réclamer bàyyi li baaxul jël li baax état it na xool oto yi nga xam ne amuñu matricule DK ñun d'accord nañu tàmbalee foofu génneel nu dëkk bàyyi fi DK yi ñu seet. ba keroog suñ parc di complété ñu génneel nu DK yëpp yu amul licence ñu génneel leen mais nañ leen fi bàyyi mais yi nga xamante ne ci région yi lañ dëkk ne ci biir dëkk bi muy clando di ay minicar nañ ci tàmbalee d'abord ndax ñun ñëpp ay Sénégal lañ dañu war a jërëmante mais nag am na loo xam ne boo ko naree def noog Dakar Dem Dikk vraiment loolu suñu njàmbat la ndax li ma dal moo dal Dakar Dem Dikk. Dakar Dem Dikk lu ko état bi Dakar Dem Dikk moom day am subvention te yow amoo subvention lu ko dal moom kay. déet lu ko dal moom Dakar Dem Dikk kay amul problème am déet. am na problème boo woon directeur bi dana wax ne am naa problème. non mais naturellement mais du problème bi mënta ñàkk laa bëgg a wax waaye du problème boo xam ne bi comme yéen ni ngeen ko amee parce que yow nee nga fi ngay dem Dakar Dem Dikk du fa dem te li ngay am ci recette Dakar Dem Dikk man sax loolu jaaxal na ma yaa ko ëppi oto sur le en terme de nombre. waaw maa ko ëppi oto. te li ngay am amu ko. waaw te pourtant moo la gën a yaatu lay oto. waaw léeg-léeg nga moom li ma sañ-sañu ko. ndax seeni chauffeur dañ leen a formé ñuy dem ci règlement ñun mag samay chauffeur daanaka damay jël sama jarbaat jël sama doom wala ma jël sama xarit. lu tax ngay nangu loolu. ni mu toll la xam nga ñu ngi ci di jëm leen a formé di waxtaanawaat ak ñoom defaraat liggéey bi Dakar Dem di nag am na loo xam ne chauffeur buñ li chauffeur sama chauffeur ñemee chauffeur Dakar Dem ñemewu ko moo tax Dakar Dem Dikk léeg-léeg oto am romb sax ñetti nit ne ci day dem mais man da ngay gis am chauffeur sax nit ñaa ngi koy kaas. damay régler damay xaar saa morom ñuy dàq loolu Dakar Dem Dikk du ko def règlement ba fa nekk newul ci man mooy problème bi mais jafe-jafe yi am na ko ndax da nga leen moom amul droit taxaw di woote bu amee ñetti nit day dem te moom ëpp lu muy consommer ci carburant. moom Dakar Dem Dikk. waaw mais lan moo est-ce que li daal transporteur yenn yi yu mel ne bu maraîcher wala yeneen garage yi ak oto yi nga xam ne bu xew-xew bu mag amee ñu yokk paas yi bu ne Touba wala bu ne tey masalan Touba rek ko fay dem ñaar téeméer ngay fay bu màggal gi ñëwee juróom-benn téeméer la ñuy wax te bu ne Tiwaawan ko fay dem ñaar téeméer ngay fay bu gàmmu Tiwaawan ñëwee juróom-benn téeméer ngay fay bon beneen bi ci tegu am na yeneen garage yoo xam ni fi mu toll nii Dakar fépp ay garage la clando foo dem. waaw léegi loolu lu ci pexe. li ci pexe de man El Hadj Malick laaj naa la ko pexe de noonu amuñu ko ci. te it jooy nañu ko état moom moo war a seeti pexeem daal te dimbali nu ci paas yi nag ci màggal ya gàmmu yi nañuy sóoraal dafa war a yokk. déet waaye sëñ bi. waaw kon kay laaj ma waaw dafa war a yokk. lu tax bu fekkee ne damaa yóbbu oto bi dem gaare ba màggal gi jeex mu ñëwaat nit ñi duñu màggali damay dawalaat widd même consommation laay lakk bu ma lakkee 30 litres dem Touba nga fay ma 3000 francs wala 5000 dama ko yokk ma lakkaat 30 000 ñëw widd pour jël si la yow war ngaa sóoraal li événement dañ ko sóoraal même boo dee màkk boo demee màkk événement da nga koy sóoraale mais doo nekk boo ñëw ba ca kii ba taxaw naan woo leen yéen journaliste wala ñaan naan dañuy yokk paas yi déedéet préparer dañoo war a yokk paas yi ndax même boo demee Tivaouane circulation bi dana la téye nga daw ak widd di ñëwaat pour jël si la pour yóbbu la. te àgg nga yow da nga sa morom da laa war a fekk si mais boo naan dañ ko yokk dañu yokk coow li déedéet yokkuñu nañu jàpp ne màggal ak gàmm dañuy yokk paas yi bu transporteur yi chauffeur yi daw responsabilité dañ ko war a yokk ndax carburant bi ngay lakk ale moom ngay rakk retour te retour bi doo yeb dara kon nañ koy sóoraal noonu suñu bopp mën naa dawal yërmande nag ñu xool ne dëgg-dëgg daal ndax dëkku siyaar la muy Tivaouane muy Touba ñu dawalal ci yërmande ndax loo dawal yërmande wala jaamu ci Yàlla day barkeel
bari kër moo gën loolu nag mu ngi ko côté nit ki waaw man. mais de toutes les façons jàpp ngeen ne yokk gi dafa jaadu. ci man sama xalaat nag laay wax rek néew ma waaw ndax ci rajo laay wax. nit ñi laa wax nañ ko sóoraale. maanaam ñu bàyyi xel ne boo demoon tey Touba mbaa Tivaouane boo ñëw da ngay vide. waaw. te la nga lakkoon ale moom ngay lakk retour waaw. te paas bi yokkuwul. waaw loolu de xel mën na ko nangu yaakaar naa ne xel mën na ko war a nangu xaw ma nag. mooy sama xalaat rek laa xam nga xalaat moom dañuy boo ko waxee am ñu bari ñoo xaay. mais parce que loolu est-ce que yow jàppoo ne gouvernement dafa waroon taper sur la table ne su ngeen day yokk na yokk bi yem fii kan mooy réglementé prix yi am na. non réglementé prix bu ko gouvernement bi ma ne ma dem Touba gaare sama oto du ma ñëw ndax nii dañ màggali bu ma ci mëntul am dara ma gaare ko moo gën may toj pëne wala may accidenté wala may kii dem naa daal gisuma ci ba naa gaare sama oto ba màggal gi jeex ma commencé daw. kon moo tax ma nañ ko sóoraale wala gouvernement bi ne 1 mois bi yëpp day subventionné carburant bi pompe yi ñu réglé ko transporteur mën cee gis boppam mais bu silencé yokk bi mënut a ñàkk. bu gàmm màggal yooyu ñëwee ñu subventionné. waaw 3 jours waaw 4 jours 6 jours ñu ne nañ wàññi carburant bi moom mu seet nan la koy subventionné pour participer ko ci màggal gi mais bu ko deful man de li ma jàpp mooy paas yi moom mënut a bañ a yokk. mais client bi tamit ci Sénégal la bokk te yéen tamit. afti bi ñu ko fi samp pour askan wi gis seen bopp ci transport bi tax te mooy li ma la laaj léegi ba léegi nii Ndakaaru koñ boo dem wax naa la ko léegi 5 heures 8 heures 9 heures 10 heures nit ñaa ngi taxaw di xaar oto te yow nee nga Dakar lu mu gàtt sama xama ñaata oto nga amati moom. 1600. Tata mi ngi daw ci biir Ndakaaru. junni ak juróom benni téeméeri oto. waaw mu mel ne dawu leen. waaw ndax boo xoolee population bi nekk Dakar di gën a màgg jëm. pôle bi jam ñaajo jëm Kër Massar ba Tivaouane Peulh man maa ngi jógee ba Mbambilor ñëw Dakar Gorom 400 francs damay ñëw Kër Ndiaye Lo ba Joof 400 francs. mais da ngay taxaw di jël ñeneen. waaw damay taxaw jël ñeneen mais nag même bu ma fekkee nombre dama leen di yóbbu mais bu njëkk da nga daa fay 2000 francs te doo ñibbi da nga jël lu ma juróomi oto boo demee ba Tëngéej am jafe-jafe te ma lay may Yoff maa ngi lay yóbbu ba Kër Ndiaye Lo man ba Gorom te du ma la wàcc fenn. kooku est-ce que yéen non mais yéen waa AFTU comme CETUD dafa leen di compte est-ce que du ngeen def ay réunion am seen ay xalaat yu rafet yi nga wax ngeen teg ko ci taabal ji dem ci ministre bi ñu dénk wàllu transport la ko mbir maa ngi nii. lu ngeen ci xalaat wala ñoom dañ leen di digg rek ngeen def yéen. réunion laa jógee nii alxames bu ne dañuy dajaloo kasu GIE yëpp dañuy ñëw toog lépp loo xam semaine bi ak jafe-jafe nu waxtaane ko dem CETUD salle ba noo daanaka nun lañ ko bil nu toog fa ak ñoom wax leen mais CETUD dafa am compétence am yam ministre bi. ndax ñi ko seq dañoo bari ministre transport force armée police ba ci ministre la justice ñii ñëw seq transport ndax kiy tooñ justice a koy yar kiy tooñ police a koy jàpp CETUD it joxe baatam la man mais ñoom chaque jour ñi ngay gisee di waxtaan ñu nuy orienté bu ñuy dem ci région sax ñuy ànd parce que ñooy suñuy kilifa duñ dem ci région it ànduñoo ak ñoom parce que ñooy suñuy kilifa mais lañ mën a wax mooy wax ko gouverneur préfet gouverneur jàll ba ci ministre de l'intérieur moom mu yaatal ko ba lii saafara parce que lii président wax mën nañ ci am rafet njort ne man lu ci bari mën naa saafara est-ce que dana bu ñu ko saafaraa du dellusiwaat. waaw loolu daal. d'accord mbokk yi ma fàttali ne ba léegi ne ñu ngi ci jano bi tey nag ñu toog ak ki nga xam ne moo di Mbaye Amar mi nga xam ne moom moo jiite AFTU ñu dégg léegi li mu wax ci Tivaouane waaye tamit concurrence illégale bi nga xam ne jaaduwul delluwaayal nga xam ne dafa dox seen diggante ak waa. ñi nga xam ñoo di Ndiaga Ndiaye yi car rapide yi wax nga ko léegi nee nga tamit bu ñu seetloo ba seetlu amul prix fixe yi moom ngeen am AFTU prix fixe. prix fixe la ñu am waaw. du soppeeku. déedéet te amu leen sañ-sañ it yokk. déedéet. bu carburant bi yokkoon nag. boobaa de nun. wala boobaa day laaj carburant bi yokk na fi. nun nu yokk 10 francs mu indi coow lool. 10 francs rek. 10 francs mu indi coow lu bëree bëri. bi carburant wàññi ko nu wàññi 25 francs. ba léegi bi Macky ñëwee wàññi carburant président Macky Sall dana wàññiwaat 25 francs. da ngeen wàññi 25 francs. waaw. ci liñ daa yàpp ba léegi yokkunu mais nag nañu jàpp ne bu yokkoo it nun bu mënut a fay traite bi banque day am problème mais ñun tam danañ yokk paas yi boobaay nañ ko sóoraale ndax mënuñoo yokk carburant bi nuy daw rek circulation bi bloqué na ndax terre bi lu baax dañuy liggéey bala nga sol mbubu bees da ngaa sumeeku. BRT baa ngi ñëw ñu ngi koy wax. foofu it danañ dajji suñuy ligne jox nu ay ligne rabattement ñun ñoo war a def assurer rabattement TER bi ak BRT bi noo ko waa Dakar Dem Dikk mais foofu fi ñu toll oto buy jaar route de Rufisque am nga jafe-jafe fay traite te dañ ko muñ
kon nag leneen lu jëm suñ kaw bu ñu ko dee def nun waa AFTU it nañ ko population bi muñal ak état ndax liñ ñi def ñoo ngi koy muñ. ak lu mën a dem. ak lu ma ñoo ngi koy muñ waaw ndax fi ñu toll oto bu daan def 2 rotations ci 3 wala 4 aller retour ci route de Rufisque 2 aller retour ngay def wala benn genn wàll. mais malgré tout ci 400 yi nga wax léegi boori Gorom ba bi nga agsi fii carburant bi embouteillage bi. loolu laa la wax léegi embouteillage bi kay moom fi ñu toll moom jaaxal na même bi may ñëw fii dama am problème parce que oto yee bari. mais est-ce que loolu seen chiffre d'affaires du ci. baissé na trop bi ñu commencé terre bi chiffre d'affaires bi baissé na lu boo xamante nii AFTU sentir na ko mais alhamdulilah yàlla. terre bi baaxul ci yéen. non fooy jaar. maanaam raay bi ñu tabax. waaw xotti yéen xotti. li ñu xotti pont yi baare nañ mbedd yëpp. itinéraire bi la changé. wala changé bi doon 84 bi départ AFTU. da daan jaar Sac Mbao. mënut a faa jaar day jaari Tëngéej kon perte na ligne am bala ko ñooñaa xam fi ñu toll weer woowu man li ñuy ñëw ci man président mun ñëw fay traite yi président sa oto yi delloo oto yi wala ñu leen di jàpp bari na trop mais ma ne leen muñ leen ndax daana neex nag ndax neexoon bu AFTU ku ne gisuma ci sama bopp da ngay wax lu la neex mais alhamdulilah. bokkul ak transport bi fi nekkoon. mais terre bi daal fi ñu jaarale saxaar gi daal yàqal na leen yéen. waaw te it normal na bi ñuy compenser di compenser borom kër yi war nañu sóoraale AFTU. bi leen di récompenser bi leen récompenser waroon nañu sóoraale. pas récompense sax waaye maanaam ñu dédommagé leen. waaw dédommagé na waaw. loolu waaw. joxaat leen seen xaq. seen xaq waaw yelleef waaw. ndax seen kër yi ñu tojoon. waaw alors est-ce que yaakaaroon ni terre bi su tàmbalee mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ci wàllu transport bi dem beeg dikk bi ndax transport ci biir Sénégal jafe-jafe yi dafa bari lool est-ce que jàppoo ne tamit terre bi ci boppam bu tàmbalee daw ci biir Sénégal du ngeen gën a am problème ndax li waroon dem ci dans banlieue bu duggee saxaar gi fu ngeen jëm. noo leen di moo xam nga saxaar gi gaar bi rek nga mën a wàcc passage yi. waaw. bu wàccee passé noo ko mën a yóbbu noo koy yóbbu du am problème ndax dëkk bi déplacé wu fi mu jëm moo nu gën a intéressé ñëw biir Dakar ndax pôle bi boo xoolee lii nga xamante ne bu jam ñaajo jëm kër Tivaouane Pël ba kër Ndiaye Lo ba ngay dem aéroport Diass foofu mooy gën a dégager ci nun lim ni yàqal du bari liggéey bi fi mu toll travaux yi moo nu bloqué mais bu paree woon ba nga xam ne train baa ngi daw ubbi nañu pont yi oto yi mën nañu am fu ñu jaar du am benn problème rabattement bi bus yi koy def du bokk ak suñ bus yi ci loolu la sëtit wax ak waa état te ñun ñooy noo ko Dakar dem du noo koy def te calcul nañ passagers yi ni mu toll xayma nañ te nee nañ benn ticket lay doon ticket bi ngay dagg ci terre bi moom ngay kii ci kaw loolu nag ay waxtaan la loo xam ni financiers yi ak techniciens yi ñoo ci gën a mën a xóotal. munoo weddi ne par exemple ci sa wax ne transport amul problème ak coow bi may tàmbali dama ne transport boo amul coow amul problème du nekk transport ndax problème bi aussi mooy li ko war a sécuriser. ak comportement yi ndax noog suñ digg ak police jàmm rek ko dox suñ diggante ku dugg ci oto yoratu ni doo fay mais teewul boo taxee télé bi yaa ngi jaxasoog noonu dinu kii loolu it ñoom tam nañ ñu dawal yërmande ndax ñun ubbi nañ suñuy bunt ba ak suñuy xol ne policier bu dugg ci oto yi te yoratu ni doo fay. policier du fay. du fay ci dafay tata déedéet. gendarme ak armée. ak armée boo yoratu ni doo fay pénitentiaire rek mooy dugg ci oto yi fay. pénitentiaire pour alkaati la di. waaw mais moom daal foofu xam naa ne. yéen kay bu leen ñiy garder kaso yi déggee ndax ñoom c'est des policiers. waaw parce que xam nañ ci waa joo xaay dañ ne bis bu ma jàppee seen sëwër ba mu ñëw ci man da ngeen xam ne. maanaam du leen mën a bàyyi. waaw mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ci fii nga xam ne moo di janoo bi fii ci 98.5 ànd ak kii di Mbaye Amar mi nga xam ne ci wàllu transport bi tey ji ak jafe-jafe yeeg xam-xam bi ci nit ñi war a xam fàttewu xamu woon ne 12 régions Sénégal yëpp yéen a ngi ci ñaar ngeen bàyyi mu di Kédougou ak Matam ñoom xam naa ñu ngi leen di dégg ñaari département ngeen def ci Sénégal moo di Mbour ak Tivaouane yéen a ngi Touba aussi. waaw Touba privé la Touba dañu bokk ci groupe bi nii rek mais ñun seere wuñ ko woon Touba bi fi Alaaji Baara nekk yàlla na yàlla yokk leeram da ko joxoon doomam moo ko piloté pour oto yi dem fa ngir soppi xar-xaram Touba mais ñun Diourbel la ñuy financé parce que financement bi Diourbel la parce que dëkk boo xamante ni dafa am luwaay boppam des fois da ngay xaw a doo banque da koy xaw a ragal. ah bon kon yéen banque yi bi mu leen jox xaalis boolu ci Touba. ah déedéet non déet waxuma loolu de ndax Touba laa dëkk. Touba laa dëkk déedéet maanaam Touba ci boppam ñoom ñoo lijjanti ba am seeni oto. 150 véhicules mu des 50 yi maa ngi doon dox pour dolli Touba danañ am yeneen oto yu ndaw yi fa dem fan yi balaa yàgg. ndax oto yi ñëw nañ ñu ngi Dakar
mais dëkk boo xam dafa am. mais Tata moom daw ko. ah kay Tata nga fa 150 Tata nga fay daw. mais privé la di man moo jaaxal. waaw bokkul afti xam nga afti. d'accord mais bokkul ak yéen. bokkul ak afti mais maanaam transport la mais bokkul ci afti. mais Diourbel bu doon afti dama naan la 12 régions ak 13 communes mais Touba dañoo am seen indépendance jël seen oto fay ko ba mu mat am na yoo xam ne dafa naa li bariwut. ñoom ñu daw ci biir dëkk ba. ñu daw ci biir dëkk ba. di yóbbu nit ñi amuñu benn problème Tata la comme yii amuñu benn problème finance bi ma fay nañ seen bor ba mu mat. la ñuy def mooy dolli ak sensé oto yi kay la ñuy xaar ci nun te fas nañu yàlla incha allah ànd ak sëriñ bi ba sensé oto yi. mais maanaam yéen kon afti Diourbel ngeen yam. waaw Diourbel leen yam Diourbel yóbbu nañ fa fa moom tam. ñu ngi ñaar fukki oto ngeen fa. ñaar fukki oto lañu mais fan yi téléphone nañu ne dañoo bëgg leen dolli ndax maire ba ak état defar na fa 15 kilomètres de goudron yoo xamante ni ñooñu soxla nañu oto yi mais ma leen nag. mais yaa ngi wax naan dañoo war a gën a yeesalaat oto yi parc automobile bi ñu beesal ko bu ko defee wax nga léegi 40 ans yi 7 places yi am mais yéen nag. ñun. waaw afti waaw. wax naa leen ne la 800 oto. dégg naa koy 800 yëpp mais dama ne est-ce que chaque mois wala chaque année yéen a ngi xool ci renouvellement bi beesalaat geeg yooyu. waaw ñu ngi xool mais mi ngi dépend montage financier bi. dafa am du question rek da nga bëgg a jënd dafa am montage financier. boo xam ne nii dañ koy ànd ak. fu muy jaar. alhamdulilah am nañu ren financement de 20 milliards. banque sénégalais yi. kon si ñu commencé monter oto yi mois de mai da ngeen gis oto yi génn dugg ci parc bi changé couleur afti pour indi oto yu bees oto yi danañ leen sàmm ci yenn conditions yi formé waat chauffeur si. bu ko defee banques yi gën laa ñeme nga xaay loo bëgg a changé da nga ko changé région yi it banque locale ñoo nu accompagner ba ñu dem ci région yi ak état. mais amu leen droit yéen taxaw ci benn garage. comme déedéet non am nañ fa départ am nañ tableau foofu boo maraîcher jëm caaro yi jëm côté muy 81 bi. waaw d'accord Mbaye Amar ma fàttali ne ba léegi ñu ngi lay sant baax di la gërëm ci wàllu émission bi ni muy tëdd nii fi mu toll nii ci 98.5 est-ce que en terme de chiffre d'affaires bi maanaam li ngeen di am par bis ak li ngeen di am par mois su fekkee du nekk loo xam ne xëy na Sénégal yi war nañ koo xam parce que tamit lépp ci réew mi la jàlla ñaata million ngeen dugal par mois wala par. loolu moom comme ci rajo laay wax du ma ci mën a sori parce que du ma comptable du ma financier. mais quand même. mais nag ci chiffre d'affaires à peu près. li may lakk carburant mën naa la ko. li ngay jënd ci carburant. waaw ñaata la. maa ngi def 15 milliards par an. 15 milliards de francs. de francs par an te it moyenne laa jël. 15 milliards ak juróom. waaw oto bu ne. carburant par 12 mois. par 12 mois jëlal oto bu ne 30 000 francs multiplié par 1600 par jour boo ko calculé mu jox la 15 milliards wala 16 milliards kooku. yow 12 mois yi da nga ciy def da ngeen ci waa AFTU daañu ngeen nekk plus de 15 milliards. 15 milliards ci carburant. essentiellement pour carburant. pour carburant rek ci AFTU kooku ñu koy def war nañ leen a bàyyi xel ci réew mi waaw surtout ndax teew yaa ngi dugg ci biir traite yi ngay fay yaa ngi fay TVA moo tax AFTU it maa ngi demandé. waaye nag wax li nga gagné tamit. li ma gagné déedéet la. waaw def 15 milliards kat demul ci loxoy neen di. non duggul ci loxoy neen mais AFTU mënu la ñu wax li ngay gagné. ndax li nu def Indien yi posé nañ ma question ne ma ni ngeen def ba taxawal AFTU monde bi mënuñu ko société boo xam ne bu ñu xëyee nekk société AFTU te bu ngoonee ku ne jël sa weccet Sénégal rek la pays yu ñu wër ñëw nañ di ko jàng mais mënuñoo fexe ba réussir ko parce que fi mu toll li ngay gis AFTU yëpp bu bët setee nga gis AFTU bu ngoonee ku ne yóbbu sa oto ak sa weccet bu subaa nu àndaat loolu Sénégal rek la. wala loolu mën a nekk. ah laaj naa la ko ndimbal sama borom Sénégal rek la maanaam bu bët set AFTU moom société la mais bu ngoonee ku ne fanaan sa weccet bu subaa nu àndaat te amul coow 17 ans noo ngi fi amuñu benn problème moo tax du ma la mën a jox chiffre bi exact ne lii la ñuy am li may am daal man xam naa ne alhamdulilah daal ñu ngi ci gis suñu bopp daal. d'accord ci te da nga ne ma ay GIE ñoo ci bokk. ay GIE waaw. mais GIE dañuy war di cotiser di bokk di am fu ñuy dugal ndax GIE mën naa am mar d'état wala leneen ki nekk AFTU war na am sécurité war na am assurance seen chauffeur yi est-ce que amal ngeen leen sécurité ñi dawal seen oto yi. am nañ ci ñu am sécurité ndax am nañ benn. assurance assuré leen wala ñu demee noonu. am nañ benn mutuelle de santé di Transvie ci noonu la bokk 7000 francs ngay cotiser chauffeur bi mooy def 5000 francs patron bi toll ci 2000 ñu
jël ko en charge mook jabaram ak ñeenti doom. loolu couverture médicale la. oui mais système bi pour ñu ne assuré nañu lii wala contrat yi système la boo xamante ni dañoo ne ci di ko jubbanti mais mënuma la assuré nañ ñëpp am nañu ay assurance ak ay kilomètres. suy daw war naa nekk ci ay sécurité. loolu moo waral coow li oto bi am na sécurité mais lui aussi war naa am xel mu dal. non loolu moo tax ñu ngi ciy xalaat. état bi tamit seen rôle la ngi ci yow état bi tam war na même bu dee dañ leen di jàppale wala ñu financer leen. non état mi ngi ci te it ñun tam noo ngi ci ndax li nga wax dëgg la ndax fi ñu toll normalement war nañ leen a mën a bàyyi xel. ba fi ñu jaar nun ba nekki transporteur ñu jaaral leen fa parce que nit ki bu fekkee ne ceeloo nekk ba màggatee mu leen lu ko jàppale bu màggatee dem jafe-jafe mais nun ñi transporteur ay chauffeur lañu woon. ñoom tam nañu gëm ne boo yéenee sa patron jàmm di ko jàppale dana la former ba nga nekk transporteur ndax boo gisee afti 140 femmes ñi ngi ci ay transporteur waaw tey ci noonu lañ 140 femmes ñii suñuy jabar lañu. ñuy dawal wala yu rek ay transporteur receveurs yi mat nañu 1000 jigéen ñi receveurs yi dawal ni personnel bi boo mu ne 7 millions yi mën nga ci génne 1000 transporteur laa ne am nañ 140 transporteurs yu jigéen boo gisee ñu naan ñii dama koy dégg ci rajo yi dañuy jox seen jabar jox seen doom wax nañ dëgg parce que man moo amee 8 renouvellement lañ wax am naa 8 super yi ma war a changé naa 8 yi 2 yi ma miiti ko sama doom pour xam ne man sama kattan a ngi jeex sama doom man maa remplacé loolu mooy wala ma jox sama doom ndax sama doom du nekk journaliste transporteur lay doon kon il faut ma jàngal ko yoon wi. te bu ma koy jàngal yoon naa ko ne lii yaa ko moom mu gën cee sawar malgré peut-être noonu lay doon mais da ci gën a sawar loolu moo wax ñu naan jox nañ seen doom jox nañ seen jabar. loolu mais amu leen comme li nga waxee amu leen droit grève amu leen droit téye kaar yi même bu ngeen amee leen metti ministre bi rek mooy seen interlocuteur wala à part pardon foofu ngeen mën a jaar quel que soit problème yi. waaw non xam nga grève mën nañ ko def mais du comme ni ñu koy defee noonu duñ ko ni defee noonu. war noo dem sëti mosuma leen dégg ngeen arrêté oto yi. non duñ ko def ndax nit bu ngeen bokkee ne ci. jafe-jafe day am nag ma am nga leen metti waaye yéen tamit. am nañ lu ñu metti mais ñaar sax bu ñu bokkee lal bokk mbalaan. waaw mbalaan mi du mën a féete boor yi ku ne day xëcc di sàngoon état danoo bokk lal bi bokk mbàjj mi kon bu ne war na waxtaan ci ba bu ñuy génn mbàjj mi xam ne lii moo nu génnee buñ ko defee bu ñu dee waxtaan ak ñoom di leen wax suñuy jafe ñu ciy taxaw jàmm rek am. jafe-jafe yi ngeen fi wax yëpp tamit jërul jékki-jékki nag su ngeen dóoree ci table ji gars yi répondre leen ngeen taxaw. du ko jar ci nuy xeex ak ñoom tey li ñu wax ñi ngi ciy saafara ndànk-ndànk ndax nit booy wax mu déglu la jërul ngay sànnanteeg moom ay kurpeñ. te ñu ngi nii déglu mal nga nag réew mi nag politique da ci ëpp. ñëw te xam nga ci dara ndax jàngkat nga. ci yëf la maa ngi ci biir. yaa ngi ci biir ndax boo passé lii yaa ngi wax loo xam nit ñi dañoo war a góorgóorlu seen lislaam kon xam nga dëkk bi. ala kulli kon xam nga li xew. même yow muy wax sax da ngay sonn pour nit ñi comprendre li nga war a wax léeg-léeg nga wax sax ñu ne. da ngaa far te jaan nga wala nangam. te fekk da ngaa far rek li nga xam ne mooy dimbali doomu aadama yi. kon loolu moo am ci transport aussi. bu nu gëree wayit dañuy sonal population bi te population ñu suñuy ndaay ak suñuy bàyyi ci ne nan dem waxtaan ak état fi nu jëm nag fi nu toll comme Macky daa bëgg a defar nanu déglu xam ne nanu jàppale defar bi sinon danañ ko delloo matériel bi. bu defar bi ko ngeen noo ko ab sala garab bi duñ ko def danaan ko président daal mënatunoo dem ministre mënatunoo dem sëtit mënatunoo dem oto yaa ngoog. d'accord mbokk yi kon ma fàttali ne tey jii foofu lañu daal di taxaw ne kon nag Mbaye Amar bu afti moom lañu doon dalal tey ci li nga xam ne moom moo di janoo bi looy tëjee. di sant yàlla di sant waa rajo bi sant kilifa gi. Baye Omar. waaw ñu ñaanal ko bu baax ñaanal ko bu baax ndax maa ngi dégg ngeen di ko tagg te nit kilifa bu nee wax rek. mën na doon kilifa. waaw moom jàmbaar la macha allah waaw macha allah man miinuma ko mais ni ngeen koy waxee yéen. xam naa ne mi ngi leen di déglu leen jàppale. parce que kilifa bu koy njabootam gërëmee di ko sànni ay trac ci jàmm. kilifa gu baax la non Baye Omar moom ñun ñëpp. non ku baax la. ñu ngi koy. miinuma ko mais ni yéen laa xamee ne ku baax la. non doo ku baax la. parce que li ñuy wax ci rajo bi bu ko deful woon itam. gis naa waaw ndax ragalu leen ko non. waaw te yàlla def na waaw loolu comme mu ko nuyoo di nuyu waa Sénégal yëpp. émission bi ba ma ko waxee dafa ne ma amul benn problème. non miinuma ko waaye yëbbanteel ma ko sama ngërëm. dina ko dégg xam naa dina déglu émission bi. di ko ñaanal yàlla may ko jàmm may leen ko. amiin may ko réew mi may ko borom réew mi ak kilifa diine yi. réew mi lislaam la. nanu dal te déglu ndigal te nangu ndigal nangoo topp ndigal bu ñu ko defee rek jàmmam. jërëjëf Mbaye Amar kon bu ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi kon beneen dimanche incha allah daal di dikkaat ci beneen invité wasalaam.